dañ fi ñëw parce que li fi xaw démb ci Kër Massar lu jaaduwul la ndax ay Samba Boy noonu lañ leen mën a qualifier ñoo ñëw lakk ay bureau ci mairie bi toj ay vitres yàq ay matériel jël ay ordinateur yóbbu loolu dañ koy ñaawlu fi ñaawlu mën a yem dañ koy ñaawlu te képp kuy citoyen sénégalais war nga ko ñaawlu ndax fii ñu nekk bërëb état bi moo ko moom maanaam édifice public la administratif ni ñu war a fonkee suñu ministères yi fonk suñu palais de la république fonk suñu gouvernance yi fonk suñu préfecture yi fonk suñu sous préfecture yi fonk suñu gendarmerie yi brigade yi ak poste de police yi commissariat yi noonu la ñu war a fonkee suñu hôtel de ville yi parce que ñoo yem àtte ndax commune ni ñu ko xamee démembrement état la ndax ñi fi nekk dañu am li ñuy wax dédoublement fonctionnel maanaam dañu représenter population mais représenter état bi jël ay transfert de compétence jox leen mën nañ ci tudd état civil ak yeneen kon ku ñëw songu bâtiment état bu commune songu nga état bi nga laal te de ce point de vue là état bi dina jël toutes ses responsabilités ñi ko def daañu leen xam topp leen li yoon war a teg seen kaw mu tegu seen kaw ndax lii kenn waru ko bàyyi mu jàll c'est inacceptable moo tax ñu condamné ko avec la plus ferme énergie ci li nga xam ne moo xew Kër Massar wax maire bi ni moom mooy exécutif local bi ak son bureau municipal ñu ngi ci wetam ci défense su bërëb bi ak li nekk ci biir bërëb bi te loolu ñëpp ñoo ci war a taxaw ñu ngi gërëm bu baax autorité administrative yi gouverneur préfet sous préfet brigade de gendarmerie bi nga xamante ni ak commandant compagnie bi nga xamante ni jël nañu seen disposition yi ci war yëpp sapeur pompier yi ñëw pour fay lakk gi avant ñuy egg si sax gis nañu les gendarmes yi nekkoon fii def nañu effort ñoom it pour jàpp ci liggéey bi ñooñu ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci turu président de la république président Macky Sall ak turu gouvernement bi yëpp ci seen comportement ak maire bi tamit ci disposition yi mu jël wax ni rek lii képp kuy sénégalais muy waa Kër Massar muy waa région département Pikine muy région Dakar muy Sénégal yëpp dañ ko war a ñaawlu fi mu war ñaawlu war a yem plus jamais ça te gouvernement bi dina jël ay dispositions autorité judiciaire yi tamit dinañu def li ci war pour que ñi ko def ñu xam ni lii moo leen di xaar ëllëg ku bëgg a defeti nga xam ni lii ngay bëgg a def lii moo la ciy fekk. waaw loolu du problème maillage sécuritaire vraiment li ñu war a wax dëgg mooy ñi ko def du question ay maillage sécuritaire ou pas mais ñi nga xamante ni ñoo jóge fële ñëw ànd ak seen i xeer ànd ak seen i peut-être jaas yi xaw ma lu ñu àndal ñëw jël allumet taal lakk édifice public lakk administration lakk symbole état ñooñu la ñu war a waxal pour que ëllëg ñeneen bañ a am fitu wala xelu sax def ko en tout cas loolu lu am solo la ñu baamtu ko wax ko bu baax que li ci war en tout cas gouvernement bi dina jël ay matuwaayam li ci war encore également autorité judiciaire yi dañu jël ay éléments ñi ko def am na ñu ci jot a ràññee wax nañ ñu am na ñu ci jot a ràññee ba fi mu ne nii ñu ngi ci loxo yoon loolu na yoon def liggéeyam parce que lii kenn mënu ko seetaan mu jàll noonu. waaw damay sant rek ministre des collectivités territoriales monsieur Omar Gueye ak gouverneur région Dakar bi mu àndal ak préfet de Pikine ak sous-préfet des Niayes ak collaborateur ministre bi yëpp ak le capitaine ak le commandant de brigade de Kër Massar ak les conseillers municipaux ak les adjoints maires nga xam ne depuis démb mën naa wax ba tey ñi ngi ci mairie bi di naqarlu affaire bi di condamner li nga xam ne moom moo fi jot a xew te li fi jot a xew nag dañ ne ay ambulants ñoo ko def mais dama ne ñooñu duñu ay ambulants ay band yu laqatoo ambulant la di yor seen ñetti ceinture seen ñaari portable di taxawaalu ci dëkk bi bañ ku leen jàpp wala ku leen contrôler bu lëndëm bi jotee rek ñu commencé di këf portable jigéen ñi di agressé nit ñi loolu moo am léegi nag li tax ñoom ñu def lii mooy bii mën naa wax ne mooy ñetti yoon ndax bi dañoo am jàngoro bu dugg ci dëkk bi muy Covid 19 Covid 19 bi mu duggee ci dëkk bi ba léegi dañoo am ay mesures yoo xam ne autorités yi dañ koy jël bi ci njëkk préfet jëloon na bi ñu amee suñuy cas yu njëkk a am Kër Massar ñu xam ne rond point bi musiba la carrefour la fiy daje ci ay nit
di def activité commerciale ak ay transport suñ si jëlul ay mesures Covid bi dina yokk ci Kër Massar ba jéggi dayo préfet jël ay mesures yooyu population bi yëpp Sénégal yëpp sax lay wax saluer ko parce que gisoon nañ jamono boobu ni mu mel ak kaay ni mu wàññeekoo ñu def marche ñëw fii wax ñu ne leen mesures yi lii moo tax ñu jël ko pour seen wér-gi-yaram la pour sàmm leen pour aar leen wax ak ñoom dànkaafu leen ba ñu dem yàlla def far président def ay assouplissement wàññi mesures yi préfet dindi arrêté bi mu dindiwee arrêté bi mais nee na jaay nag ci voie publique bi moom ak rassemblement yi moom si rond point bi loolu moom dañ koy tere loolu kenn doot ko fi def depuis boobu nag gendarmerie ñi ngi ànd ak agent wu mairie bi di dem sur le terrain di def liggéey boobu mais nag fan yi comme tabaski bi dafa jege dafa mel ni dañoo rakkaaju def ay menaces ak yu kenn xamul ba man mi ma woo leen fii recevoir leen expliquer leen mesures yi lu tax ñu jël ko yëpp ba ñu comprendre man leen léegi da ngeen di dem ngeen seet bayaal yi si Kër Massar bari na bayaal bu leen ci neex boo leen ko tànnee ma defar leen foofu autorisation ngeen dem foofu jaay nit ñi fekk leen fa jënd seeni li ñu war a jënd pour fête bi man leen foire bi mairie bi daan organiser sax ci wetu rond point bi gis ngeen ko ñun dañ koo dindi dem dugal ko ci biir pour bañ ko def foofu ñu ne d'accord ñoom dinañ dem waxtaan seen biir xool bi ñu demee quelques jours ñu bañ na ñoom par force ci rond point bi la ñuy jaayee ma ne kon loolu doyul maa déplacé sama bopp en tant que maire ànd ak conseil municipal bi ànd ak agent yi ñu dem fekki leen 4 coins yëpp 500 mètres chaque côté dem nañ fa ñu ngi commencé 3 heures ba 10 heures ci guddi di waxtaan ak ñoom ba ñoom ñëpp ñu coopéré ci waxtaan boobu dimanche quelques agents dem parce que dimanche du jour liggéey du jour ouvrable ñu song agent yi ak gendarme yi sànni leen xeer tàqe leen doyaluñu si loolu ñu ne dañuy dem mairie bi taal mairie bi mais xam nga dimanche bu ñu fi ñëwee duñu fi fekk kenn pour ñu taal mairie bi day yomb ñaari gardien lañ fi fekk mais ñaari jours yële ñu fi njëkkoon a ñëw yu njëkk yi jour ouvrable lañ fi ñëw yooyu yëpp fekk na ma fi maa ngi sama bureau di liggéey mais yooyu kenn sànniwul xeer kenn taalul parce que agent mairie baa ngi taxaw ci bunt bi jàkkaarloog ñoom xam nañ ne fii bu ñu sànnee xeex lay doon day métti rek gaañu ci côté bu nekk lay doon ñu dellu mais démb nag dimanche la kenn liggéeyul man sama kër laa toog ñu woo ma wax ma ne ma ñu ngi taal mairie bi donc loolu mooy li nga xam ne moom moo am loolu nag dañ koy ñaawlu bu baax a baax wax dëgg yàlla parce que loolu gis nañu ne mi ngi commencé di am chaque jour mais nekkul loo xam ne lu rafet la dafa nekk loo xam ne daf fi war a yem léegi nag yoon mi ngi fi comme ni ko ministre waxee yoon dina def liggéey bi nga xam ne moom la war a def ñi ko def tamit lu leen yoon war a teg dina leen ko teg waaw ci suba def nañu plainte huissier bi ñëw na tamit def constat waaw yàqu-yàqu yi constat bi huissier bi dina ko génne mais en tout cas li ngeen gis fii mooy bi ñu duggee taal nañu bureau yi lépp lu nekk ci bureau yi loo xam ne luy tàkk la tàkk na ordinateur yi même bureau social bi moom lañ gën a laal lu baax ak bureau domanial bi ak bureau service technique bi bureau yooyu daanaka dara desu fa la fa nekk ci ordinateur yu baax yóbbu nañ ko la fa nekk ci ordinateur yu bon dañ ko taal noonu lañ def donc perte nañu données yu ci bari ndax bureau social bi fa la bourse familiale yi nekkoon ak yeneen yooyu yëpp lakk nañ ko. waaw loolu du mairie bi moo ci mën dara ndax affaire yoon moom état moo ko mën a régler te yaakaar naa ne loolu du Kër Massar rek lañ ko faral di gis léegi dañu commencé di gis loolu ay jeunes yi loo ñu wax rek ñu génn sans autorisation dem taal ci biti ne nangam la ñuy kaas loolu gis nañ ko fu ne président mi nga xam ne moo ñu jaboote sax bi Covid bi ñëwee def na couvre-feu def ay décret génnee ko ñu gis nit ñi génn ci biti taal ay pneu bañ loolu ndagam nag président la ñuy bañal waxuma la ministre wala gouverneur wala maire wala sous-préfet mais nag loolu nag yaakaar naa ne nag jot na état bi jël ci ay matuwaay ci réew mi ba nga xam ne lii ñu commencé moom dinañ ko teg ci suuf waaw jërëjëf. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew
mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.